auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp kenn ku ne ci sa tur ak sa sant jiital ci nuyoo bi njabootu Cheikh Ibra Fall te ñu bokk ci ñu ràññee ci bu baax sëñ Amdi Fall ak sëñ Abdou Fall bu Jarga, sëñ Bara Fall ak sëñ Abdou Fall bu Jarga, nuyu bu baax njabootu sëñ Babacar Ndiaye Thiargane te sëñ Abdou Ndiaye doon wax léegi nii di ko sant bu baax ci wax bu rafet bi. nuyu sëñ Massamba Diouf bu Diouf, nuyu suñu xarit suñu mbokk Serigne Faye bu Ngaraaf, nuyu waale sëñ Amdi Fall ak sëñ Mor Dieng bu xel bi. nuyu ñëpp ñi fi teew te di jóglu bu baax buñ fi tuddul benn kilifa ndax ñoo waral bés bi kon maa ngi leen di nuyu di leen tatagal di ñaan yàlla ngeen yàgg lool suñu kanam yàgg ñoo ñaanal ak ñaanal njaboot bi te yàlla def lépp lu ñu fi ñaan ci bés bi tey mu nekk xiiwal yoo xam ne day wàcc ci commune bi yëpp te ñëpp jote ci. di ñaanal bu baax kilifa diine yi fi fekk ak kilifa yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi Thiathiow suñuy bokk ndax kenn gënuñoo bokk ak waa Thiathiow Polet bii kon bu ñu fi ñëwee ñu ngi leen di sant ni ko ñëpp waxee kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen ajanu ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon bi ñu leen di ñaanal yàlla teg loxoom ci seen kaw ndax xam nañu ne ñoom xam nañu li leen war te ñu ngi ci. kon la ca des rek mooy mag ñi jàppale leen ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla def xëy na ñu nekk tuddee ñu nekk ci bopp commune bi aussi ñu jàppale leen te xam nañu aussi ne fépp fu ñu toll seen xel suñu xel a ngi ci yéen te dinaa ci dellusiwaat léegi. kon yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a baax ba mission bi ñu leen jox ngeen transmettre ko génération yi nga xam ne ñoo war a ñëw ndax mbir mi moom liggéey la rek mission la mais li tubaab naan. ku nekk na nga xam mission bi ñu la jox te sëñ Abdou Ndiaye wax na ko léegi ku nekk rek boo ñëwee ci àdduna gànne àdduna am na mission bu ñu la jox mission boobu nag la cay am solo nga xam ko ndax boo ko xamul xëy na mën na jàll ngay rëccu mais comme ndaw ñi xam nañu seen mission ñu ngi ci dañ leen war a ñaan yàlla lépp lu ñu bëgg ci réew mi bëgg ko ci dëkk bi yàlla defal leen ko te mu ànd ak tàll ak jàmm ak xiiwal ñaanal jigéen ñi. ndax ñoom itam mooy suñu waajur abi wax na ko léegi maa ngi koy sant bu baax sant ko ci turu jigéen yi Polet yëpp ndax bu mu waxee Thiathiow mën naa ne du may ñëw fii tase na ak jigéen ñu jógee Njarga ñu jógee Ndoro nga fu ne kon mën naa ne Polet yëpp tase nañu fii maa ngi leen di sant bu baax yéen itam ci seen jàppale ak seen liggéey ñaan yàlla aussi ñaan yooyu nga xam ne moom lañ fi war a ñaan mu tàbbi ci seen i doom ba ëllëg si biir ñu mën a feete fi ñu leen war a feete. di aussi vraiment féliciter suñu mbokk yi nga xam ne ñoo am bés bi mu Ndoro te ma ràññee ci chef de village Mbaye ak délégation forte délégation bi ñu àndal ñaan yàlla aussi comme ni ma ko waxee woon rek lépp nekk loo xam ne xiiwa lay doon pour ñëpp daal. am nañu daal relation yi am diggante dëkk Polet yi te loolu dañuy dooleel rek loolu dañoo amoon solo ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci boppu kii ndax nii ngeen di demlante ka tiglante dañuy may confiance que ne fii jàmm rek a fi am ndax nit ñi jaxasoo nañu jaxasoo boo xam ne lu baax rek ak loo xam ne day avancé rek mooy nekk ci seen diggante kon loolu bu ñu nekkee ci bopp dëkk bi dañu rassuré kon yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaay yooyu. di sant bu baax di ñaan aussi bés bi ndax bés bi dafa tombé ak li ñuy wax commémoration wu bésu sëñ Saliou Mbacké ñu ñaanal yàlla ñu ñaanal yàlla vraiment ni ma ko mën a waxee rek yàlla yokk ay leeram loolu rek lañ ci ñaan ndax bés bu toll nii moom bu fekkee tombé na ci seen bés bi déjà mën naa leen lépp rafet na ba pare. te bu ñu xëyee ba léegi ku ci nekk rek taalibu foo nekk rek yaa ngi ñaanal nit ku baax boobu te li sëñ Abdou wax fii léegi dafa am solo ndax bés bu mel nii ak li nga xam ne moom la sëñ Saliou def ci Sénégal
dafa war a tax ñun itam comme daf ñoo confier daf ñoo jox loo xam ne war nañ cee topp ba bañ koy fekki mu nekk jeexital ci xale yi nekk jeexital ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ne ba ëllëg si biir bu ñu taseeg nit ñu baax ñooñu duñu rus. loolu moo war ku ne ci ñun ñuy xam rek ne événement yu am solo la ndax yii mooy tax lu ci bëri li ñu jomboon a def mbaay lu bëri loo xam ne xëj na nekkul ci yoon bi ña ca nekk ndaw ya nga xam ne ñu ngi ca leneen seen xel desuwaat ba ñu mën a topp yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba ak Alaaji Malick ak Cheikh Ibra santaane te loolu vraiment lu am solo la ci ndaw donc loolu bu bés bi tombé mënuñ cee ñàkk a desuwaat wane ne daal sant nañ bu baax a baax biñ ko fekkee ndax toujours chaque année ngeen booleñ ci bés bi te li ngeen ñuy boole ci bés bi buñ fi jógee itam wax dëgg fa yàlla dañuy gis yokkute dañuy gis jàmbaarte ci ñun loo xam ne fit la ñuy dox pour bu ñu dëggmalee yeneen jafe-jafe ak yeneen problème ñu mën koo saafara te yu bés yu mel nii wax dëgg loolu lu am solo ci ñun donc buñ fi ñëwee il faut ñu fàttale ko. wane ne aussi fi ñu feete ci wàllu administration dafay am loo xam ne nag dafay dañuy warloo ak yéen mais warloo bi lu ci ëpp mooy leeral ndax nit ki nee na ku la ëpp communication information nee la moo la gën a mën a jël ay jéego pour mën a avancer. ndax loo xamul mën na laa jege lool li wolof naan jege kuy fees taxul a am ndawal moo ci ne dara dina la jege doo ko xam. ndax amoo information bi ci war surtout muy wàllu autoroute Ila Touba bi wax naa ko daaw yàlla def na ku ne gis na ne tey démb laa doon voté budget démb le 27 laa doon voté budget commune mais insisté nañu lu bëri ci li nga xam ne mooy Sénégal yëpp mën naa ne ñu faq rek alors jëm si commune Ngogom dañu leen yéen a ngi ne fii ci mais ñu bëri xamuñ ko doo tax ñu war leen jox information bi. parce que tey boo xoolee autoroute Ila Touba bi def na 15 kilomètres ci commune Ngogom am na ñeenti pont yu nekk ci commune Ngogom ak lu mot 3 tunnels ak échangeur c'est-à-dire booy dem Touba Ngogom ngay jaar boo jógee Dakar di ñëw Ngogom booy foo mën a dem Sénégal jaar autoroute bi ci Ngogom ngay jaar. tax na fi mu toll képp kuy partenaire kuy entreprise koo xam ne da nga bëgg dëkkuwaay fi mu toll. da nga teg sa xel ci Ngogom dem bi ñuy voté budget bi dossier yu bëri dañ ko teg ci suuf parce que ñun yàgg nañ fi Ngogom te gisuñu nit ñi dawal Ngogom ñu ne lii il faut ñu tey ci ñii bëgg a def ay station d'essence ñii bëgg a def même waa xel comme bâche foog naa ñoo andi affaire yi ñoom ñu ngi bëgg a installé wu Ndeen Maysa parce que neen dañu bëgg a approvisionner sous région bi Guinée jëm Gambie ak yooyu mais fii mooy gën a gaaw pour bu ñu defaree seen bâche yi fii ci commune Ngogom mën ko envoyé ak yeneen yu bëri ñoo xam ne tey dañu fa bëgg a dëkk tey boo xoolaan demande yi ñuy jot ñu jógee Bambey kenn xamul li mu toll ñu bëgg a dëkk li nga xam ne rek mooy wetu autoroute Ila Touba dara tax parce que enjeu la li wóor te wóor mooy commune mooy jógee Thiès ba Dakar commune boobu nag 15 kilomètres dinañ ko am ci biir commune te loolu yàggatul de telle sorte que ñun it la suñu warugar mooy ñu sauvegarder patrimoine commune Ngogom fexe bu suufu Ngogom ñu aar ko ngir population yi mën koo jëriñu. am na ci yu bëri nag day ñëw ci yéen te duñ ko xam da ngay gis nit jóge fële ne Sonatel laa bëgg fàtte naa ko léegi Sonatel ñaari station lañ fi bëgg a def benn station benn bi Ndioudiouf beneen bi ñu ko bëgg a def Paleen ñu ñëw dooxaale ak borom tool naa ko 500000 lañ lay fay 1 hectare waaw tool buñ la ci fayee 500000 nga dem fay ko demoo ca commune bu bëgg a xam information yi ci war mais perte nga parce que da lay leer ne antenne Sonatel 10 mètres sur 15 kese la nit ki bu la laajee 1 hectare mooy que ne bu jëlee li mu soxla ba pare la ca des yëpp da koy morcelé alors jaay ko borom tool bi 500000 francs kese la ci am mu am ci ay millions. te am na ñoo xam ne commencé woon nañu ay négociation bu entreprise yi jógee Dakar ñëw di andi seen bagaay li ñu waa dëkk Ndioudiouf ak ñi dëkk Paale xam nañ li ma wax. ma daw dem fekk leen fa ne leen kenn du fi tabax loolu ñu delluwaat Dakar kon nga xam ne lu bëri mu ngi fii loo xam ne mu ngi jëm si Ngogom bu nit ñi xamul dinañ joxe seen suuf te suuf mooy pouvoir fii ñu toll. parce que borom xam-xam yi nee nañ ñu fii ak 70 ans
ndox ak suuf mooy ne guerre ni ko pétrole demee woon ak or ak yeneen fii ak juróom-ñaar fukki at ci kanam ndox ak suuf mooy ne guerre léegi nag boo bàyyee sa suuf joxe ko ba pare noo ko mën a jëlatee ndax li le président de la république moom ci boppam signé na décret ne titre bu commune defati rek titre foncier la titre bu commune joxeeti rek titre foncier la ça veut dire que ñun bu ñu defee ay titre jox ko ay population titre foncier la mënatuñ ca dara jël nañ ko ba pare kon loolu war ngeen ko xam si loolu nañ ne na xale yi def ay demande parce que kër moom il faut mu am kër il faut mu am te xale yi dañuy mag war a am ay kër nekk Dakar jóge fa 1 heure de temps egsi 1 heure de temps nga ñëw ci sa dëkk mais di nga toll foo xam ne da ngay xel di xëyee fii di dem di liggéey Dakar sa kër kon li ngay amee fële alors terrain nu à 2 millions boo ko amee fii 20 000 francs wax dëgg fa yàlla nga war a tabaxal say waajur ak say doom ak say famille yoo xam ne bu ñuy kiyee ñu xam ne lii kat teraanga la kon lu bëri nag ñu bëri ñu ngi ci yeewu parce que boo demee côté Mbari boo demee côté fii Gol gi di nga gis ne tabax yaa ngi yu bëri yëkkati nañ ko temps yi loolu nag fu ma toll dama koy wax parce que dama xam ne ñu ci bëri liggéey bi leen di jàpp ak ité yu bëri day dem a dem ba ngeen fàttee la nga xam ne yéen a ko moom loolu nag bu ñu amee événement yu mel nii nga xam ne poole gi yépp fi ne war nañ leen ci yee pour que ngeen xam ne ñun du ñu jox benn suuf kenn